chers internautes yu SBT Média ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar naan leen seen émission coowal politique delsi na tey nag dañoo ñëw fii ba Médina fekk si fi benn kàngam muy wuyoo ci soxna Aïda Gueye di responsable URD di parti bu ndem si yàlla Djibo Ka ñu fekk si ko fii tey nag muy responsable politique bu mag a mag soxna Aïda maa ngi lay nuyu bu baax naan la nga nuyonteeg téléspectateurs yi. maa ngi leen di fay soxna Seynabou soxna Fatou Bintou Diop di nuyu téléspectateurs yëpp yaakaar ne diggante bi nii dinañ fi def émission bu neex émission bu nga xamante ne dëgg dina ci génn maanaam daal lépp lu nga xamante ne téléspectateurs yi dinañ ko séntu si URD Benno Bokk Yaakaar ak fii si Médina leeral yu ma ci mën a andi daal dinaa ko andi. waa soxna Aïda xam naa nga war a yàgg def politique di militer mais nag seen parti URD laay njëkk a waxal waa ana URD man dama jàpp ne URD Union pour le renouveau démocratique déggatuma ko fenn dafa suulu wala depuis ndem si yàlla ba mu fi jógee depuis 2017 daanaka déggatuñ leen lu ko waral. waa URD mi ngi fi URD du mës a suulu tamit ma leeral loolu Fatou Bintou waa xam nga parti nag day toll si ay jamono. su kàngam jógee foofu lu ñu naan guy su daanoo la fay saxaat du doon guy maanaam Djibo Ka dafa nekkoon baobab bu mag kon su fa jógee leneen la fay lu ñuy jëmbataat rek dañuy xool nan la ñuy naxanteeg loolu ba mu mën a taxaw si ñëpp mën a ràññet la loolu donc si ñun phase yooyu la ñu nekkoon mais nag xam naa ne du yoon ni ñu toogee nii 4 ans après son décès ñu toog noonu rek parce que heure bi waroon na fekk leneen lu ñuy teg ñu teg ko ba ñëpp commencé waat déggaat URD te incha allah loolu ñu ngi siy liggéey fii mu toll nii fii ak li ci kanam tuuti rawuli bët ñëpp dinañu xam ne URD dellu si waat na bu baax a baax si seen politique bi jëlaat place am. nee nga du yoon léegi du yoon lan moo waral ñeenti at yi 2017 ba ñu ngi ci 2021 affaire yi tekkaaral lan moo ko waral. waa li ko waral mooy. xam nga ndem si yàlla ba mu fi jógewee si jour bi ñuy installé assemblée nationale le 14 septembre 2017 jour boobu ndeysaan lañ doon teg assemblée nationale du Sénégal si la ñu annoncé décès bi ñëpp Sénégal yëpp yëgandoo si après boobu dañoo réunir suñu bureau politique ñenn ñi majorité bi si bureau politique bi laa wax ne ñoom professeur Diegane Sène moom la ñuy jël mu gérer intérim mu parti te comme nu ma koy waxee toujours rek intérim normalement 3 à 6 mois la comme loolu passé na xëy na looloo tax comme yaakaar na ne xëy na intérim bi passé na day toog daal di xaar parti bi mën a yëngatu ñu jëm congrès wala leen mais actuellement ni moom moo fi nekk leneen lu nga xamante ne parti bi mën nañ ne tardé na ko wala mi ngi koy sooxee yépp faute bi moom la ñu koy jox ndaxte am na démarche yu nga xamante ne tey jii su fekkoontoon ne defee na ko jëfee na ko leer na ma ne kenn du fàtte benn yoon URD. est-ce que nekkul moom moo bëggul dem congrès est-ce que nekkul moom xëy na ndombal tànk bi mu ci am la bëgg a téye ci loxoom ne toog ci ne du ci jóg. déedéet sax bëgg na ko parce que doon nañu liggéey si loolu mais xam nga Djibo moo nekk nit ku nga xamante ne remplacer ko. du yomb daal jafe na torop te dadul mën a nekk sax pour remplacer Djibo donc si biir loolu xam nga day am départ yi nga xamante ne nañu xësee jógee maanaam faux départ xam nga soo ko defee rek sa course dootul daal di baax foo jaar da nga war a retourner waat defaat beneen départ bu baax mais soo su continuer rek tam ñu disqualifier la wala loolu defe naa ne faux départ ba ñu defoon commencement ba loolu moo ñu topp fi mu toll nii donc moo tax ñu bëgg nag retourner waat fi mu toll nii li ñu naan case de départ. jéem a xoolaat ci sunu biir URD base bi au niveau national parce que URD est le parti le mieux structuré ci parti politique yi fi nekk yëpp base yi ruq boo dem ci Sénégal rénovateur ma nga fa donc loolu pour rassembler loolu pour yëkkatiwaat loolu du doon lu jafe mais ça dépend ci nuñ koy manager ak yooyu donc ñun toujours moo tax secrétaire général bi fi mu toll nii muy Diegane Sène ñun duñu noppi parce que duñu noppi di ko sëkkatal la daal genre yooyu
parce que ñun nu ñu bëggoon suñu parti développé ko nu ñu bëggoon suñu parti yëkkati ko ci kaw ca kanam ñun dañ ko si gisagul ba tey bien vrai que nag moom toujours mi ngi fi à côté de nous comme nu ñu koy waxee près ou de loin daal parce que toujours soo kii da nga naan Diegane Sène mi ngi fi mais quand même affaire bougé wul daal bougé wul. non bëgguma laa kii foofu mais Diegane Sène franchement déggatuma ko fi benn yoon comme du politicien dégguma ko mu apporter benn idée ci doxalinu politique fi mu ne nii ni muy doxee dégguma ko ana Diegane Sène. Diegane mi ngi fi c'est vrai loolu moom même ñun sax xam nañu ne kenn déggatu ko parce que suñu sañoon parce que émission yaa ngi fi émission télé yeeg kii bi yëpp ñu ngi fi leader de parti yëpp ñu ngi leen di dégg. situation politique nationale ku nekk xam na ne chaque jour am na lenn lu bees lu ñuy wax chaque jour am na lu nga xamante ne URD war na ko ci dugal même suñuy wax ay Covid bi terew tëjul suñu gémmiñ ñi nit yaa ngi dox nit yaa ngi wax mais ci biir loolu daal suñu sañoon gis ci benn yëkkatiku bu nga xamante ne dina ko def changer doxalin suñu sañoon daal mu changer doxalin gën a jegewaat base ba gën a mën a daal suqaliwaat parti bi daal. parce que ñun ñoo ngi siy liggéey lu ñu mën teg suñu mouvement tuddee ko doomu Djiboka yooyu nag benn kii la am na doole si biir parti bi parce que majeure partie mën naa ne majeure partie si bureau politique sax ñoom ànd nañ si ak ñun plus ñi nekkoon jeunesse féminine ñi nekkoon JRD de l'URD ñoom ñëpp presque adhéré nañu si biir kii boobu muy doomu Djiboka démb rek. wàcceel nañu Djiboka ñun en tant que doomu Djiboka suñu initiative bu bopp si siège ba foofu wàcceel nañ ko fa kaamil def fa point de presse loolu ñëpp gis nañ ko parce que actuellement ni comme le 14 Djibo loolu lañ ko deseel famille am kese ñoo ko doon def mais bi yoon dañu ne ñun en tant que ay doomu Djiboka comme parti bi defalu ko dara ñun nañu commencé wàcceel ko kaamil jéem a nag beneen yoon leneen lu mënti am tamit ñu jóg wan parti bi wan Sénégal yëpp ne leen URD est là URD est là. mbokk yéen a ñuy seetaan seen émission coowal politique fii ci SBT Média naan leen dem leen abonné ji dem cliquer seen touche notification su ko defee lépp luy jàll ci télé bi de ngeen daal di koy gis léegi ngaa ngi naan ma démb ngeen doon fête seen fognage su ma juumul 4 ans yi nga xam ne sëñ Djibi mu ngi ci suuf léegi ma bëgg a xam lu ngeen ko defal démb ci mémorial bi ngeen ko defal programme bi lan ak lan la woon démb. waaw xam nga. comme d'habitude famille Djiboka ñuy nuyu madame Ka di ko sargal xam ne moom demu Djiboka bi moom tax na ñun wéetuñu yu baree bari wàññi na ko si ñoo ngi koy gërëm ñun doomu Djiboka yi bi chaque année këram foofu dañ fa doon wàcce kaamil ñaanal ko léegi nag ñun ba ñu toogee ba xam ne ñun lii parti bi waroon na rendre hommage Djiboka hommage bu mag Sénégal si boppam moo waroon a rendre hommage Djiboka parce que Djibo nekk na homme d'état bu nga xamante ne su nekkul le plus grand homme d'état du Sénégal gisuma keneen ku nga xamante ne romb na fi Djiboka kon mérito na hommage national ñun nag en tant que doomu Djiboka ak nos maigres moyens ñu ne nañ leen fexe ba immortaliser bisu 14 septembre bi siège ba URD nga xamante ne foofu la ñëpp a bokk rénovateur yëpp fa lañ doon daje ak lu ñuy def yëpp chaque 15 jours bureau politique réunion femme réunion kii yëpp fa lañ ko doon defee ñu ne ñu dem ci siège ba comme période Covid la ñu toll utuñu mobilisation utuñu dara pour commencer dañu def wàcce kaamil wax comme responsable biscuiterie yi ku ñaan Moussa Diallo dem gisanteeg waa daayira yeeg yooyu ñu ñëw siège ba ñu woo presse bi wàcceel ko kaamil ñaanal ko def suñu point de presse mais leneen lu nga parce que démb loolu kese la Djibo soxla woon ay ñaan mais leneen lu jëm ci affaire politique nag jour yi ci kanam dinañ ko leeral. dëgg la yal na ko yàlla xale aljanna firdaws waaye yow ci renouveau nga nekk parti URD mais suñu gisee URD ba mu sosoo ba léegi su ma juumul depuis 1998 su ma juumul ci lañ ko taxawal avant bi mu jógee bi mu nekkee ci Abdou Diouf ba kii parti bi daal foog naa ci la gën a taxaw 1998 mais su ma juumul boobu ba léegi parti bi dama gis ne day bootu chaque jour ci ay parti politique mosuma gis ñu ne URD moo jël
temps wala jël na kii bi dem élection présidentielle sori mbaa nekkulee yéen tamit bëgg a jaaraat ci yenn tànk yooyu ndax man URD depuis ba may xale ba nii ma jàng fi egsi fi ma yegsi man daal ci ay parti politique yeneen rek laa ko daan gis loolu lan moo ko waral. ah soxna Fatou Bintou yow histoire bi réer na la histoire URD réer na la lu baree bari gis nga URD mooy parti bu nga xamante ne gis nga Djibo parti socialiste la génn 96 créé courant du renouveau génn 98 Djibo moo dem élection utul bootuwul ci kenn yóbbaale wu ko moom Djibo Ka mu am 11 députés am groupe parlementaire te ma leeral sénégalais yi boobu temps Djibo Ka jeune la parce que Djibo est né en 1948 98 donc Djibo avait 40 ans comme ça kon boog suñu jógee di wax parce que tamit mën nañu fàttali histoire du Sénégal des fois nga gis ku fiy balballu am plus forest te magoon Djibo fuuf jég di balballu ñu naan xale bi moo tax ma ne la nañu delluwaat ci histoire renouveau pour jàngale ko Djibo moo ne tëll nekk jeune am groupe parlementaire. waaw moom il était bien parti gëm naa ne di mu tàmbale woon bu ko continué woon est-ce que duñu dégg le président ndeysaan mu ngi ci suuf mënuguma ci sax sori mais li ma jot a xool mooy à chaque fois da doon wéeru rek ci ay parti politique après di comme élection yi bu ñëwee mu ànd ak kële élection yi bu ñëwee mu ànd ak kële. Djibo mësula wéeru ci parti politique a doon wéeru ci Djibo Ka ndaxte suñu rappelé en 2000 Djibo ànduloon ak Ablaye Wade dem ba xam ne période ba soo xoolee 2004 ku nekk danaan wax góor gi lañ diggoon góor gi ñii ne naan bàyyi leen góor gi liggéey góor gi li mu kii neen 2004 ba góor gi xamee ne mënul dem dafa dem moom ci boppam moo woo Djibo Ka ñëw nekk ñëwal kon koy kooku wéeruwul ci moom moo dox ñëw ne Djibo Ka kaay jàppale ma parce que Ablaye Wade ci boppam moo ko wax le 7 janvier 2006 Ablaye Wade moo ko wax fii ci terrain bopp mu ne Djibo Ka du chef de l'État de mais chef d'État la ndaxte ministère yi nga xamante ne moom Ablaye Wade moo ko yore moom ci yu nekk ci gouvernement PDS période boobu nee na ministre bu ci sa ministère doxul dama lay woo ma ne la demal seeti Djibo Ka kooku dem gis Djibo Ka wan ko yoon bi ministère boobu commencé dox te ay ministère kon boog Djibo dafa joué lu bari ci jamono yooyu bañ naan Sénégal da neex na jamonoy Wade mais Ablaye Wade xam na ne su dul woon ak Djibo Ka yu bari du woon réalisé wu loxo Djibo ngi sa woon président Macky Sall bi tamit ba mu gañewee fekkul woon ñun tamit ñu ànd ak moom mais lu kenn mësul a gis Macky Sall moo jël otoom dawal ko dem ba kër Djibo Almadi ne ko man dama la soxla ndaxte fu ma mënti wax dañ ñaan nga am homme d'état bu mel ne Djibo Ka wàcc ko muy jàkkaarloog yow ak xam-xamam ak yooyu yëpp dama bëggoon nga ñëw dimbale ma jàppale ma loolu presse bi yëpp fekkee nañu loolu kon boo koy Djibo Ka yan président la mës a wéeru yan président yi ñoo doon wéeru ci Djibo Ka ñoo soxla woon Djibo Ka amul benn parti politique boo dégg ne Djibo Ka jël na parti am dugal ko fa. waaw ba tey seen émission coowal politique naan leen dem leen abonné ji ci SBT Média cliquer seen touche notification su ko defee lépp lu fay émission bu neex rek di ngeen ko daal di am ci seen téléphone. léegi nag ñu ñëw léegi ci sa base fii Médina yàgg nga milité ma bëgg a xam yow en tant que militant yàgg di politique lan nga am fii comme base fii ci Médina. waaw